maa ngi wax loo xam ni xam naa ma leeral ko menn mbokk démb dama ko dégg ci benn télé mu indi loo xam ni ci histoire bu nit waxee indi ci histoire loo xam ni ci maandu te dégg nga ko te demee wut noonu mu ko expliqué te jeunesse yi dañuy màgg bëgg a xam histoire ni mu demee day jar bu nu toogee ci plateau bi occasion boobu feeñ ñu leeral ko wane ni ñun doxuñu ci ak parparloo te asub baaxul doxuñu ci ay farfarloo ak xeebante Serigne Touba bien fait éternel la bu yàlla wàcce pour adduna bépp rawatina doomu Sénégal nanoon nangu ni ko yàlla jiitale moom dafa wax ni kilifaam woo nañ ko bureau ba ca Ndar ñu ngi ko woo 1893 la wax 1893 bi muy dem mu ni Louis Moutet moo nekkoon gouverneur u Ndar may xam le ni kon na indi beneen référence parce que Louis Moutet nekkul woon gouverneur booba jamono ñëwagul Sénégal 1887 la ñëw Sénégal ci erreur bu mu defoon ku ñuy wax Félix Faure nekkoon président France après Sadi bi mu ko nekkee après ku ñuy wax bi xaaral ma ñëwaat dina ñëw président France bi nga xam moom la remplacé en 1894 bi Félix Faure ñëwee la door a indi la door a indi Louis Moutet Louis Moutet kon mu ngi fi ñëw ci 16 juin 1895 la ñëw Sénégal door a exercer fonction 25 septembre 1895 kon su nee 1896 dañu woo sama kilifa loolu day jar leeral ko pour ñu xam histoire noonu la demee na ko xoolaat bi ci des it mu wax ni 1902 1903 ak 4 la ko Louis Moutet woo ba tey loolu day dàqu ndax ku ñuy wax Guy Camille booba jamono activiste yaa ngi may dégg ñu mën a jàng moo fi nekk booba jamono yi mu indi kon na xoolaat référence am yooyu ñuy wax amut solo xam nga lu am solo ñoo bokk Sénégal nanu ko rafetal te Serigne Touba waaw ma ñëw maa ngi ñëw damay tënk may ko mu daaneel boo xam ni ku mag a mag la ci kër gi waaw dafa bind message dama tiit sax dafa ni ma Bichri moomu professeur historique la waaw laaj ko lan la tubaab bi témoigné ci sëriñ bi dafa doon ñëw ci ñëw loolu ci kanam Paul Marty mu daal di bind ETC mu ne ma laaj ko aussi baal ma rek kilifa gu mag a mag la ci kër gi fii yéex naa xam sax daf ma bindal turam ni bu ma ko wax ni ma Bichri moomu professeur historique la laaj ko lan la tubaab bi témoigné ci sëriñ bi par exemple mu ne ma Antoine Marc Laselve waaw nekkoon commandant de cercle daa ci ñëw mu ne ma Paul Marty dama ko bëgg rek pour balaa muy dem maa ngi laal téléphone bi sànq ba léegi te dañ ma koy tere ci suuf mu ne ma laaj ko tamit wér de Maxuus al Maxuus min Allah waaw dinaa ci ñëw voilà naka la ko sëriñ bi jotee ak fan la ko jotee ñaar yooyu pour nga bàyyi maa ngi woon ci ñu ñuul ñi waaw dina ñëw ci ñu weex ñi waaw li ma doon bëgg a leeral rek man ku ma xam am sama ñàkk ki ñaan wallaay xam naa ko man doxuma ci ay polémique waaye dama bëgg histoire Sénégal ñoo ko bokk nañuy wax histoire boo xam day am référence pour ëllëg nit ñi xam ko histoire ëpp na di détourné pour mu leer ba nit ñi xam ko li wér te wóor mooy Serigne Touba moom moo bañ li tubaab bi tëral lii moo génne Sëñ Touba bu fekkoon kay dañoo bañ ni mu bañee ñëpp la ñuy génne Serigne Touba dafa bañ mësuta négocier ak tubaab ci dara loolu moo tax ñu génne Serigne Touba nit ñi des fi kon moom moo génnoon bu demee indi ndamal islam la ni ñëpp daal di koy félicité te nangu ko xam ni ci ñun la bokk di doomu Sénégal dëgg la lii ma bëgg a leeral Serigne Touba ñi ko doon xeex ci tubaab bi ñoom ñëpp seen mujj dafa ñaaw ñoom ñëpp seen mujj dafa ñaaw. sëñ Ablaye. waaw ma la waaye bureau ba ca Ndar dañoo bëgg nga ñëw ci bi ñu li fi jëlee sëriñ bi ak yóbbu ko bureau ba ca Ndar. la ca am yëpp ak yi ci. exil bi yëpp loolu la ñu bëgg bëgguñu léegi nga dugg ci léegi cof ko rek mais dañu bëgg ñu bàyyi la nga suuf. kon lu ma laajoon. waaw mun nga tontu ko ci laaj. maanaam ci témoignage tubaab bi la laaj. Moustapha Diop tey si mu am lu mu yëkkati. ñoom Laselve ak ñooñu li ñu wax Serigne Touba. waaw Antoine Marc Laselve. moo nekkoon commandant de cercle bu Diourbel. tubaab yee ko dépêché mu ñëw di fi liggéey jël fonction. diggante 1913 ba 1915 moo jiite cercle bu Diourbel. moom moo ni ci archive jànkat yaa ngi may dégg. Paul Marty nag jëluma ko référence. Paul Marty. jëluma ko référence parce que bokkoon na ci ennemi Sëñ Touba yi waaw tubaab yi ñi ci bind dafa bari
mais Paul Marty da doon saboter le mouridisme parce que am na jamono boo xam ni lii dëgg mooy dañ doon xeex le mouridisme pour anéantir ko àggoon nañ ci fonction publique daawuñu ci dugal murid dinu xeex parce que tubaab yi daa ñëwoon di lëkkaloo pour ñu diminuer Serigne Touba. lii tax yàlla yëkkati Serigne bi ndax sëñ bi dani biraasu man baarazani biraasu man yu baarisu mun taqi man baari sama ku léewtoo man yàlla nga léewtoo kon Paul Marty waxam intéressé wu waaye commandant de cercle bu Diourbel diggante 1913 ba 1915 moom mooy Antoine Marc Lasselve moom moomu li mu bind ci sëñ Touba laa lay wax fi mu ne li ñuy wax ci Serigne Touba muy déranger kii li mu wax a gën a garaaw te tubaab la te moom mi ko wax du jullit moom mi ko wax gëmul yanant bi moom mi ko wax tubaab bu xonq cooy la moom mi ko wax commandant de cercle la am na daraja wutut xaalis neexalut kenn dafa témoigné ci Serigne Touba li mu dund ak moom nee na avant may bind sama article yi ci sëñ Touba dama daan yor xaj dugg ak moom Diourbel daaneel sàkketu sëñ Touba yi waaye nee na ne grandeur humaine bi ma fekk ci moom amul ci mindeef ginnaaw yanant bi parce que su ma ñëwee song ko daaneel sàkketam dugal fa xaj du tax mu découragé dañuy dégg rek daal may dikk di ko bett ci intimité am di dugg waxtu wu nekk maa dem ba découvrir sëñ Touba dëggantaan door a bind article bi lan la dañuy sa Cheikh Ahmadou Bamba détient certes une puissance innée dont la raison ne parvient pas à expliquer la source et saisir la sympathie nee na Serigne Touba mu ngi kàttan koo xam ne doole joo xam ni nu ni ko waaw mu ni fudut yàlla bàyyi ko fa dooleem ji te doole ji sëñ Touba lamboo xelu doomu aadama mënta xalaat ba xam kii lu mu doon xalaatu doomu aadama mënta lijjanti ba expliquer ñu ne ko kuy Serigne Touba mu ni la soumission des hommes envers lui est extraordinaire et leur amour pour lui les rend inconditionnels mu ni nit ñi ni ñu gëmee Serigne Touba yéeme na ba jéggi dayo jaaxal na te loolu neex naa nangu Serigne Touba dañuy tudd turam di dugg ci teer daw ci kaw peru sàkket naan satala ndox mu tàng jam boppam kon boobu gëmin mësunoo gis kuñ koy gëme mu ni loolu jéggi na dayo ñu ni ko Serigne Touba mu ni il semble qu'il détient un secret divin et une lumière prophétique semblable à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et de leur peuple. li ngay wax moom lañ ñuy wan nii ci télé bi. kon nee na. fii seen TV. waaw Sadi Carnot laa bëggoon a wax léegi am na Louis Carnot fii Dakar. Sadi Carnot moo nekkoon président bu France diggante 1887 ba 1894. da doon fitnaal Serigne Touba yebal fi ku ñuy wax Clément Thomas nekk gouverneur du Sénégal dikk di fitnaal Serigne Touba longo ak teeñu Bawol pour ñu diminuer Serigne bi. fi mu mujjee mooy dañ koo defal attentat. mu ngi juddoo Limoges ci 1837 mais dañ ko def attentat ci Lyon ci exposition fekk mooy président bu France ku ñuy wax Santo Sergio di italien di criminel moo ko bett Lyon.